Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. dañu seetlu ni jigéenu Sénégal ñu ci bari dañu néew doole LISCA ni comme weeru octobre dañ ko jagleel cancer ween dina fexe jigéen ñi di saytu seen ween parce que dañu conseillé ku am plus de 40 ans tous les 2 ans nga def mammographie waaye génne 40 000 wala nga génne 60 000 bu dee dans le privé wala 80 000 yombul ñu ciy def jàppandal boo xam ne chaque mois d'octobre dañuy lëkkaloo avec ay médecins privés yooyu ñuy lëkkalool ñoom dañu wàññil prix bi defal ñu ko 30 000 rajo la waaw rajo ween la waaw très bien une bonne précision baax na ñu xam ko rajo la boo xam ne ci ween bi la ñuy rajo bu ko defee léegi mammographie boobu waroon jël li ma wax 60 000 ci privé bi ñoom ñu wàññil ñu ko defal ñu ko 30 000 ñu ko defee 30 000 ñun ba tey 30 000 bari na ñun ñooy wutiwaat beneen 15 000 francs teg ko ci ñoo xam par système de parrainage la wala dañuy bind des sociétés wala des entités laaj leen ñu participer ci campagne bi nga xam ne moom la ñuy def loolu moom mu ñu permettre yeneen 15 000 yi jëlal ko en charge bu ko defee ku war a def sa mammographie 15 000 rek ngay fay yemuñu foofu dina am ñoo xam dañuy def seen mammographie te duñu fay dara ñooñu mooy ñan mooy ñi ñëw ci suñu consultation yi ñuy def samedi ñu ngi fii ci suñu siège tey ak suba ñu ngi Sicap Mbao jagleel ko population banlieue bi jaar nañu Yëmbal jaar nañu aussi Guédiawaye et dans semaine bële di ñëw dinañ dem Kër Massar képp ku ñëw ci suñu consultation yi bu ñu la seetalee sa ween te gis ci am ci benn sikk sàkk bu ñu gis ci ween bi muy mandarga boo xam ne dalul xel kooku moom duñ ko wutloo 15 000 dañ koy wax demal nga def sa mammographie te doo fay dara ma préciser tamit 15 000 francs yooyu ñuy wutloo maladie du ñëw du ci LISCA lañ koy versé ca médecin ba privé ba lay defal rajo bi dañ lay jox bon rek nga dem foofu moom nga fay ko 15 000 mu defal la rajo bi fin du mois moom moo ñu yónnee facture bi ñun bon ya mu dajal ñu xool nu mu toll bu ci nekk ñu dolli ko 15 000 noonu moom mooy processus bi donc ku ñëw ci consultation yi daal nañ la seet doo fay dara ba pare bu fekkee dañoo sikki sàkk ci ween bi dinañ la bay bon de mammographie loolu dafa nekk vraiment suñu participation ci octobre rose jëmale ko ci askan bi yamuñu rek ci octobre rose sax mais ñun toute l'année dañuy fonctionner du 1er octobre du 1er janvier au 31 décembre de l'année dañuy fonctionner et on travaille sur tous les cancers loolu moom mooy taxawaayu LISCA vraiment par rapport ak cancer bi di jël en charge tamit ay malades yamuñu ci octobre rose rek nit ñi dégg octobre rose ay consultation mu jeex déedéet au moment où je vous parle ci at bii ñu toll rek mars ak léegi ñu ngi jàppale 360 malades yoo xam ne seen faj yëpp ñun ñoo ko gàddu di leen ko jëlal en charge ci naka dañ fi defoon benn téléthon yàlla defoon ñu encaissé ci lu toll ay 150 millions ñu ni 150 millions yooyu duñ ci laal ñaari dërëm lu dul faj ci ay malades loolu la ñuy jàppalee 300 ba ñu ko tàmbalee léegi ñu ngi ci plus de 1400 malades yoo xam ne LISCA moom moo gàddu seen faj te bu ñuy gàddu faj bi tamit du ñu yem ci nga ñëw rek ñu jëndal la benn ordonnance ni la après demal nga débrouillé wu ñun bu ñu xasee ba accepter ce dossier parce que médecin bi nee na da nga am cancer bind na ko ci këyit nga ñëw suñu assistante sociale bi étudier dossier bi xam ni yow mi da ngaa ne doole da ngaa laaj jàppale dañuy jël dossier ba sa faj daal tant que xaalis mi ngi fi lu mu laaj dañ ko ciy def ca radiographie yaag opération yaag jëndum ordonnance yaag lépp daal duñ la xeebal sa dara loo indi su fekkee xaalis mi ngi fi dañ koy jël en charge bu fi xaalis nekkul nag xaalis nekkatu fi loolu tax ñuy lancer appel aux personnes de bonne volonté aux sociétés dans leur RSE ñu jàppale LISCA te xam ne LISCA ku ci dugal sa dërëm rek ci maladie lañ ko jamale. léegi comme dépistage bi nii maanaam tey ku jógoon rek bëgg a dépisté wu mën nga ñëw fii LISCA wala da ngay jóg rek dem hôpital ne damaa bëgg a dépisté wu nu muy demee. waaw ça dépend su fekkee ni ci octobre rose bi la ñu nekk nii ce sera l'occasion sax xëy na ñu wax ci octobre rose su fekkee bëgg nga su fekkee ci octobre rose bi la ñu nekk nii depuis le 1er octobre ñu ngi fiy def ay dépistage fii ci suñu siège def nañ ko ba samedi passé la ñu arrêté nag tàmbali dem ci banlieue bi parce que dañ ni comme banlieue bi dafa xaw a sori ñu ngi ci ay inondation ñu ngi ci ay jafe-jafe ñun LISCA waruñu yem biir Dakar rek parce que dañ daan def bu octobre rose ñëwee ñu def benn consultation fii ci suñu siège def benn consultation stade de l'amitié fii rek daal nañ fi gis lu tolloog 1000 femmes
ba 1200 femmes en une journée. mais boobu contexte bi permettre woon na ko, mais ren contexte bi permettre ko ak pandémie bi. moo tax dañu teg beneen modèle bi mooy dañuy wutoon ñaari numéro yoo xam ne ku bëgg a consulter da nga ciy woote. soo wootee ñu jox la rendez-vous ci biir semaine bi pour jël un nombre limité. ba début bi sax dañu woon 100 la ñuy jël, mais après gis nañ ñu suñu capacité mën nañ dem ba 200 par jour, ñu jël 200 par jour. donc bi ñu tàmbalee loolu suñu siège ñu déployé wu jëm banlieue, def nañ 2 jours à Yëmbal ci centre de santé wu Yëmbal, wàññeeku dem Guédiawaye def fa ñaari fan, dem aussi Sicap Mbao maanaam commune Mbao def fa aussi ñaari fan. parce que yéen dellu si samedi fii ci suñu siège encore, parce que nit ñi ñu ngi ñëw di ñu laajaat encore dépistage bi, mais bu ñu defee dépistage bi samedi semaine prochaine dinañ dem Kër Massar peut-être pour boucler tournée bi, mais ba le 31 octobre daal dinañu consulter. te am na tamit ay bons de mammographie yi ñuy joxe yoo xam ni yow boo ñëwul ci consultation yi sax te nga am âge bi ma waxoon dépassé les 40 ans bëgg a def sa mammographie tous les 2 ans, boo ñëwee ci yombal bi ma waxoon noonu di nga am bon boo xam di nga dem def sa mammographie ci 15 000 francs kese. loolu daal mooy un peu programme bi. waaw léegi nag octobre rose, il est bon que ñu def historique bi un peu, ndax nit ñi dinañ dégg octobre dinañ dégg rose moom xëj na jarul sori parce que mooy couleur jigéen te feebaru jigéen la ñuy wax, looloo tax rose bi ñëw. octobre nag dafa am benn jigéen boo xam ne dafa amoon feebaru cancer aux États-Unis ci liñ ci laajte ñu wax ñu. léegi moom ba moom mooy feebaru cancer muy faju di faju ba yàlla def benn weeru octobre mu ñëw ci docteur am ni ko léegi daal wér nga peleng. moom loolu def ko mbégte goo xam ne mu ni nag du yem ci mbégte bi yemale ko ci boppam rek, mais dafa bëgg a wane à la face du monde que feebaru cancer mën nañ ci wér. ndax bu ko wanee dina tax ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi amoon feebar bi di faju gëm ni mën nañoo wér, te loolu dafa am solo ci faj. ndax yow mi ñuy faj war ngaa gëm d'abord ni mën ngaa wér pour que médecin bi xëy na mën a réussir mission am. donc ci loolu la tàmbalee di jël pins lu mu tuddati kii octobre rose bi di ko takk chaque 1er octobre ba 31 octobre, ba pare di inciter d'autres à le faire, di ko expliquer, def campagne am ba nga xam ne vraiment nit ñi commencé vraiment chaque octobre ñu def ko mu jógee wala bu muur àdduna ak si Sénégal nag en 2010 LISCA moo ko fi jëkk a def, di ko def pendant 10 ans ba léegi foo ne octobre ñun la rose, ñëpp xam nañ octobre rose. loolu nag ci góorgóorlu LISCA la, ndax LISCA couleur la bi nga xam ne dafa dajale ay 19 associations di liggéey ci cancer. ci njiitul docteur Fatma Guenoune moom mooy la présidente, mais dañu am aussi ay vice-président professeur Mamadou Diop mi nga xam ne moom mooy directeur institut Curie mooy yore affaire scientifique yi. yaa ku yore affaire wuti xaalis bi fundraising mu docteur Soxna Diagne Ndiaye, am na koo xam ne moo yore affaire décentralisation muy madame Dieye Maymouna moom moo yoroon sax communication, man mi ma yore communication ak yore les relations internationales ak les relations avec les institutions. donc dañu organiser wu noonu quoi. ba pare am ay commission, par exemple tey jii man maa yore la communication, mais yow mii tey soo bëggoon bokk ci communication mën nga ñëw ma dugal la sama commission nga liggéey ci. liggéey boobu nag liggéeyu jaamu yàlla la, parce que ñun ñuy toog fii di wax fii wala di def fii bu ñu la waxee ñu bari bu ñu leen waxee ni on n'est pas payé pour ça, amuñu ci salaire, dañ naan bon yow li ngay yëngu yëpp amuloo ci dara. ma ne am naa ci dara, li ma ci am moo ëpp fuuf fay, parce que waxuma connaissance bi sax mais pay yàlla bi nga ciy am, voilà reconnaissance nit ñi ak pay yàlla bi nga ciy yaakaar, wax dëgg yàlla loolu dara ëpp ko doole ñun. parce que dañ ni le temps ñuy dem di perdre ci grand place yeeg yooyu, surtout sa man nga xam ni maintenant j'ai pris ma retraite, j'ai le temps, mais avant may jël retraite sax laa engagé woon. je me suis engagé dans la lutte contre le cancer pendant 5 ans. 2 ans yi rek laa jël sama retraite, gën a ëpp jot nag pour gën a joxe de mon temps au niveau de la ligue. mais bi may liggéey dama daan liggéey sama service ba 17h bu ma wàccee ma ñëw jubal fii xool lu ñu fi mën a def ñu def ko. octobre sax bañ na ko ba sama directeur daf ma daan ni ma yow octobre bu ñëwee moom may naa la congé boo xam ni kenn du ko dindi ci sa salaire, demal nga liggéeyal askan bi ba octobre jeex nga ñëwaat reprendre sa service. bu ko defee saa bu ñu amee ay campagne rek ma jël 1 semaine 2 jours dem liggéey, bu jeexee ma dellu ci sama service pour dire que ñëpp mën nañu bokk ci liggéeyu LISCA. loolu la quoi. waaw kon ma dugg ci formation bi nga xam ne moom la ñuy def, ndax ñun dañ doon tànn chaque mois d'octobre ñu génn jël ñaari localité ci biir région yi. bu ñu demee foofu nag comme Dakar gi dañuy fexe former sage-femme yi ci dépistage cancer du col
ak cancer du sein bu ñu leen defalee formation pendant 2 jours le 3e jour ñu def dépistage boo xam ne lañ jàngoon ci théorie dañ leen koy wan ci pratique bu ko defee ñu yëkkati jox leen appareil cryothérapie nga xam ne bu ñu gisee ci buntu tëjukaay yi ay cellules yoo xam ne nekkagul cancer mais bu ñu ko fa bàyyee day nekk cancer ñoom ñu mën ko faj sur place bañ lay envoyé Dakar joxe gum nañ ci 28 appareils sur tout le Sénégal joxe gum tamit 15 appareils de vidéocolposcopie loolu dafay toujours aider au diagnostic ndax bu fekkee am nañ sikki sàkk ci li ñuy gis ci buntu tëjukaay bi appareil boobu dafay permettre li ñuy xool mu gën a leer dafay yokk image bi. ba nga xam ne li lay wóor ni li nga doon xool di ci am sikki sàkk mi ngi nii lii la nekk ak fii la nekk nga mën a jël matuwaay yi ci war dem nañu aussi hôpital Dantec ci li jàppale maladie rek ñu xool seen hospitalisation mu xawoon doy waar trop ñu defaraat ko ba mu bees tàq comme clinique yóbbu lu ko dara salle bu nekk ñu def fa climatiseur def fa télé def les meilleures conditions daal pour que nga xam ne maladie bu ñu hospitalisé vraiment dañuy nekk à l'aise ñu xooloon tamit ñoom ñu amoon benn salle chimiothérapie boo xam ne dafa xaw a ndaw conditions yi baaxul diñ maladie yi nga xam ne malade boo xam ne dafa war a tëdd sax du am fu mu tëdd dafay toog ñu fexe tabax benn salle bu bees boo xam ne dañ fa def ay fauteuils lii xam ne boo bëggee tëdd di nga tëdd def fa climatiseur def fa ay télé ba nga xam ne malade bu ñëw dinañ la jël parce que yamuñu tabax salle bees rek dañuy defaraat ancienne salle ba bu ko defee léegi hôpital bi di mën a jël lu toll ëpp ñetti yoon ba ñeenti yoon li nga xam ne moom la daan jël par jour xam ne que dootuñu renvoyer kenn faute de place loolu yëpp LISCA def na ko donc daal en résumé LISCA yamul ci sax ci loolu ndax malade bu ñu la déclaré feebaru cancer da ngay nekk dans le désarroi dañ doon def chaque mercredi dernier mercredi du mois ñu dajale malade yi nga xam ne faju nañ seen cancer ba wér ak malade yi nga xam ne surtout dañ leen soog a déclarer seen cancer ak ñu nekk en cours de traitement wut psychologue wut imam wut assistante sociale ñu ñëw toog waxtaanee feebaru cancer ku ci nekk wax lan ngay dund bu ko defee ñooñu ñu conseil leen orienté leen ba pare ñoo leen di jox paas sax bu ñuy ñëw ak bu ñuy dem yëpp bu ko defee ñooñu bu ñu fi génnee dinañu am yaakaar encore ni ñoom seen feebar bi bu ñu ci fajoo dinañu wér parce que gis nañu ko am même feebar bi comme moom toog amatul benn problème yooyu yëpp LISCA da koy def di wax daal ñu ngi ñaan nag quand même autorité yeeg population yi ñu gën a dugal seen loxo ci LISCA ndax li nga xam ne moom la def comme mission mu mën ko matale auprès des populations jërë ngeen jëf. Yamoudji Info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Yamoudji Info point net.